la question est quelle est la procédure légale bi nga xamante ne moom lañ war a am moom lañ war a suivre pour am bail bu normal. waaw am bail dafay dépendre ci nature domaine bi comme ni ma la wax sànq dafa am le domaine de l'État am le domaine public am le domaine national. Domaine de l'État ki nga xam ne moom moo koy gérer pour le compte de l'État mën na ci établir bail sans grande difficulté mais bu fekkee ne dafa nekk domaine national dafa am procédure boo xamante ne si moom moo gën a gudd parce que tey jii domaine national la gestion dañu ko décentraliser daal di ne comme collectivités territoriales yi ñoom ñoo gën a jege les populations nañ leen jox maintenant la gestion de ce domaine là nga xam ne tey jii boo soxlaa tool Pout waa Pout ñoom ñooy gën a xam ndaxam yow mii li nga fa bëgg arrangé na leen ndaxam suuf si ñu lay jox ndaxam war nañ la ko mën a jox am déet donc loolu il faut que waa Pout à travers la mairie de Pout nga xam ne le maire mi ngi fa les conseillers municipaux ñi ngi fa ñu dajaloo def benn délibération daal di lay jébbal këyit ne la ñun kat permettre nañ la nga ñëw am fi sa tool wala permettre nañ la nga ñëw samp fi sa kër nga am benn këyit boo xamante ne si moom ngay jël nag yóbbu ko ci nga xamante ne si moom mooy gérer comme li ma wax sànq pour le compte de l'État mu daal di xool këyit boobu noonu yónni les services du cadastre ñu dem xool ndaxam li nga wax superficie boobu noonu ndax disponible na ndax régime juridique bi bu favorable la ndax toutes les questions disons techniques cadastre daal di koy lever daal di jox information bi ki nga xamante ne si moom mooy le chef du bureau de domaine mu laaj urbanisme ndaxam li nga bëgg a def ci foofu ndax méngoo na ak plan global d'urbanisme bi ndaxte bu fekkente ni da nga bëgg a def usine foo xam ne ay nit a fa war a dëkk dañ naan la déet loolu mënut a nekk surtout bu dee usine boo xamante ne si day polluer par exemple donc toutes ces questions là kooku nga xamante ne si moom la ñu sas pour que mu saytu compétence am ci wàllum domaine mu jël ko ci service technique bu ci nekk bu paree bu dajalee yooyu yëpp baax mu daal di instruire nag daal di ne maam Kumba mii kat bail bii muy demandé superficie bi mu ko demandé méngoo na ak li nga xamante ne si moo fa nekk superficie bu disponible la collectivité bi nee nañu d'accord nañ pour jox ko service technique yi nee nañu amuñu benn obstacle pour que mu jot bail boobu noonu kon nag man d'accord naa pour que ñu accorder ko bail bi li ñuy wax CCOD daal di réunir maanaam bu ñu réunir sous la supervision sous la présidence d'ailleurs de l'envoyé du ministre des Finances mu ñu xool dossier yooyu noonu bu ñu xoolee gis ne lépp jaar na yoon ñoom ñu joxe seen avis favorable bu dee superficie bi rombul 200 mètres carrés ñu jox PV bi le directeur général des impôts et des domaines mu établir la sa bail moo koy valider après que le chef du bureau établir ko le gouverneur contresigné ko mu ñëw fii nii wala le préfet bu nekkante ne ci kii bi la mu ñëw fii nii directeur général daal lay signer sa bail bu nekkente ne nag superficie bi dafa nekk superficie bu mag ëpp na 200 mètres carrés su boobaa day dem ba ci ministre des finances kooku moom moo am possibilité daal di lay approuver sa bail nga daal di téye sa këyit mën ko yóbbu feneen foo xamante ni si ci commerce juridique. D'accord léegi su fekkee dañ déceler ay faux et usage de faux en écriture authentique. ci boo yooyu noonu ñuy délivrer ban taxawaay ngeen di taxaw pour mën a sàmm seen der en fait seen deru institution. waaw xam nga dafa am loo xam ne mooy li yoon tëral am ñoo xam ne dañuy jaar ci ñàll ga ñi jaar ci ñàll ga nag buñ ci jaaree ñi nekk ci yoon duñ ci mën ludul yóbbu fa mbaxane doone benn ndaxte état tamit dafa structuré dafa am loo xamante ni si peut-être mooy la partie civile mooy man ak yow suñuy jëflante wala ngay soxla administration yooyu loolu loo xamante ne si la bu doon am nañ code civil moom moo koy régir am loo xam ne nag loolu mooy ñu teg yoon nga jaar ci ñell boo ci jaaree dañ lay yóbbu ci yoon soit gendarmerie parce que même pour le foncier am na benn pancrace ci gendarmerie boo xamante ne si moom mooy saytu mbirum foncier lu ñuy wax DSCOS tey jii boo dee tabax te amuloo autorisation bu ngay tabaxee wala nga bëgg a jël suufu jàmbur soo xamante ne si moomuloo ko yooyu DSCOS moom mooy ñëw daal di ginnaaw bi mu requérir les avis des services techniques mu ñëw ne la yow li ngay tabax nii du fi loolu le chef du bureau des domaines su dee dañu parce que yenn saa ce qui arrive da nga gis soit le chef du bureau des domaines wala le conservateur de la propriété des droits fonciers nga gis ñu falsifier sa signature loolu am na ba tàyyi
daal di koy daal di defar benn document boo xamante ne si amul dara lu ci jaar yoon ñu ko nar nag naruñu lu jub defuñu lu jub su boobaa li ñu ciy mën rek mooy kooku porte plainte pour le compte de l'institution qu'il représente wala qu'elle représente ñu daal di dem ci yoon procureur de la République saisir en général du dossier ñu xool bu nekkente ne effectivement lii kat gis nañ ne lu jaarul woon yoon la moom mu daal di demander juge bi topp ko ci li nga xamante ne si moom la yoon tëral ci ku jàdd yoon surtout ku falsifier ay signature autorité publique yooyu am na ay daan yu diis yoo xamante ne si yoon teg na ko ci su boobaa ñu daal di lay teg ci yoon woowu. D'accord léegi après avis favorable CCOD pour établissement Baye. kan mooy autorité compétente bi nga xamante ne moo war a notifier. waaw doon naa la ko wax léegi ci procédure bi ça dépend ci superficie bi bu fekkente ne superficie bi dépassé wul 200 mètres carrés le directeur général des impôts et des domaines souvent sax dafay déléguer compétence boobu noonu son coordonnateur maanaam son adjoint moom mooy établir Baye boobu noonu moom moo koy signé bu fekkente ne romb na loolu nag dafay dem ba ci le ministre chargé des finances kooku moom mooy def li nga xamante ne si moom mooy boo yi toll ci superficie boobu. maintenant nag may leeral foofu xëy na li nga xam ne souvent day indi jafe-jafe mooy maam Coumba da ngay gis koo xamante ne si dafay jaay terrain mu ñëw daal di lay defaral acte de vente. acte de vente benn acte la bu nécessaire ci njaay boo ma dee jaay sa caméra bi wala nga di ma jaay sa projecteur bi dañu war a établir un acte de vente nga ni ma jaay nga ma sa caméra bi wala jaay nga ma sa projecteur bi. mais dafa am beneen këyit boo xamante ni si dafa war a ànd ak acte de vente boobu noonu mooy këyit bi lay wan ni yow mii terrain bi nga may jaay yaa ko moom. mais souvent Sénégal da ngay gis ci ñi ma ko war a wax ñu bëri bu ñu amee acte de vente garder ko jalousement jàpp ne am nañ këyitu kër or acte de vente du këyitu kër gi. mais këyit bi mu war a àndal nu mu tudd. waaw soit dafay nekk titre foncier extrait wu titre foncier bi ñu la jaay nañ la kër gi kat. titre foncier bi mi ngi nii nga mën a gis ne superficie ba ca nekk mooy ngóona ak lañ la jaay gis ne aussi mu ànd na ak plan bii tax nga mën a identifier sa kër ne ci plan global bi par exemple fii ñu nekk nii Dakar Plateau kër gi ñu ma jaay plan bi wane na ni fii la nekk soo ko yóbboo ci benn géomètre mu mën la ko confirmer soo ko yóbboo ci service du cadastre ñu mën la ko confirmer ensuite nga dem def mutation bi ñu jëlee ko ci tur Ndeye Fatou Mame Fatou andi ko ci turu Mamadou Gueye wala ci turu Kébé loolu mooy tax nga mën a prévaloir ne tey jii am nga un acte de propriété parce que titre foncier la woon ci turu Mame Fatou la nekkoon Mame Coumba la nekkoon jëlee nañ ko si turam dugal nañ ko si turu yow mi jënd wala bàyyi la woon bu fekkente ne dafa nekk ci yenn conditions yi nga demander autorisation de céder ñu jox la ko nga mën ni man kat bail bi état du Sénégal joxoon na ma ko ci terrain sàngam waaye man cédé naa bail boobu noonu à diw loolu moom mooy war a ànd ak nécessairement li nga xamante ne si moom mooy acte de vente bi ou que même mu nekk permis d'occuper ou que mu nekk beneen këyit boo xamante ne si wane na ne yow kat fii nga suuf sii ngay jaay yow yaa ko moom wala bokk yaa moom jouissance bi ñu la maanaam droit de jouissance bi ñu la joxoon su dee bàyyi droit de jouissance su dee permis d'occuper yooyu maanaam permettre woon nañ la nga jouir de cette parcelle de terrain là tey jii nii droit de jouissance boobu noonu yaa ngi koy transférer mu jóge ci yow dem ci keneen. D'accord donc ñàkk xam moo tax ñu bari di am problème. très souvent parce que da ngay gis nit ñëw laaj la nga ne ko waa léegi d'accord ma xool këyit sa këyitu kër mu génne la benn acte de vente boo xam ne très souvent acte de vente bu yàgg lay doon témoins yi sax yenn saa yi faatu nañu parfois ki leen jaayoon terrain bi faatu na yenn saa yi sax kañ ko jaayoon tamit faatu na héritiers yi war ci nekkat mu nekk procédure yu compliqué yoo xam ne vraiment maa ngi ci soññiwaat sama bopp da ci soññiwaat Sénégalais yëpp ñu farlu ci loolu bu jëndante ak jaayante amee nañ xam ne délai wu 1 mois lañ am pour dem defi la mutation. léegi bu passé délai 1 mois. bu passé délai 1 mois dafa am ay daan yu ci mën a tegu maanaam ñu mën la fayeeku lu ëpp li nga waroon fay bu doon dem nga ci délai wu 1 mois boobu noonu donc yenn saa yi nag beneen jafe-jafe bi ci yokk mooy comme li ma la wax ñi jaayante woon yenn saa yi jóge fi seeni héritier parfois duñ nangu ne jaay parce que parfois sax duñ ko yëg ndax yenn saa yi da ngay gis ku jaayante ak nit këram ni ko man nag fii mag sama njabootu fi dëkk jafe-jafe àdduna moo ma jàpp léegi may ma rek xëy na fii ak weer wala fii ak at dinaa génn le temps mu uti feneen waa ji bu nekkante ni ku am yërmande la wala soxna si mu ne la d'accord naa comme man soxlaaguma ko léegi may naa la 1 an may naa la 2 ans
après ñun ñëpp xam nañu sociologiquement nañ xaw a constitué wu bon problème yi mën a dem ba parfois ñoom ñaar jaayante woon ñëpp jóge fi wala yenn saa bu nekk ay frère nga gis frère boo xamante ni si day am kër wala ñoom ñëpp ñu dëkk ci benn kër kenn ku ci nekk xëy na doon ci as lëf kenn ki jaay moom lim ci moom beneen frère am wala beneen sœur am ñu dem ba jëmmi jamono ñoom ñëpp ñu jóge fi doom yi di ñëw ñun suñ papa wala suñu yaay jaayul woon léegi ni mu indi jafe-jafe yoo xamante ne si bu dee amul woon mutation ca jamono ca jaay ba mu amee day indi ay loraange donc ñu ngi ciy ñaax suñu bopp di ci ñaax Sénégalais yépp pour que ku jënd wala nga jaay lu jëm ci wàllum suuf wala ci wàllum kër nga góorgóorlu ba fexe ba mutation bi maanaam mu jóge ci sa tur dem ci turu keneen ki nga def ko ci ni mu farloo. D'accord léegi kon yan conseil ngay jox ñi nga xamante ni ils sont victimes du foncier te yor ay preuves. xam nga foncier moom jafe-jafe bu ci am maanaam solution bi mi ngi nekk ci nature jafe-jafe boobu noonu parce que wax naa la benn jafe-jafe nii boo xam ne parfois ci mën na dem ba ci même ay sët wax naa la ko peut-être au premier degré quelquefois day dem ba au troisième degré nga gis yow mi nga xamante ne si yow mi nga xamante ne si lébu bokkaam nga yaa ma gën a xam loolu seen famille yooyu noonu nga xamante ne si peut-être amoon nañu yenn héritage yi ci wàllum suuf ak yooyu tey jii nii ay jafe-jafe yu dul jeex la parce que souvent famille yi duñ déggoo ci njaay mi wala dina am kenn koo xamante ni si yëgul wala dina am ba ñuy jaay ñoo xam ne peut-être d'accorduñu woon ci déjà propriété bi yooyu donc loolu li ma ci vraiment joxe comme conseil moom moo di ni kuy jënd déjà na nga leerlu bu baax ne lii ngay jënd lu wér la te ni nga koy leerloo mooy nga dem ci service su impôt et domaine fi ñuy wax conservation foncière nga laajte ne kat man dañ may bëgg a jaay terrain sàngam kan moom terrain boobu noonu ñu ne la terrain boobu noonu diw moo ko moom waaye nag attention am na benn charge bu ci nekk diw kat at sàngam jafe-jafe àdduna jàppoon na ko amaana wala bëggoon na def ay projet mu dem ca banque ba tay la fa kër gi léegi boo ko jëndee da ngay jëndaale charge tay la boobu noonu donc yooyu aussi dafa jar a xam ba tax na li jar def en premier lieu mooy saytu wala saytulu maanaam état juridique gu terrain bi ngay war a jënd wala kër gi ngay war a jënd est-ce que ki la koy jaay moo ko moom est-ce que lim lay jaay lim la ci wax moo ci ne dala wax 200 mètres carrés la est-ce que 200 mètres carrés la est-ce que du 180 est-ce que du et cetera te loolu yëpp li la koy may mooy nga dem au niveau de la conservation ñu wax la ku moom terrain bi fan la jógee est-ce que amul charge est-ce que ñu leeralal na ko boo si jógee boo ko jëndee ba noppi aussi nga boo jaarul si notaire parce que boo jaaree ci notaire en général notaire bi dina la defaral yooyu yëpp mais boo jaarulee si notaire aussi nga mën ci diir bu gàtt nga dem def mutation bi mu jóge ci tur kooku ñëw ci sa tur. donc ku sargane loolu yëpp ëllëg mën nga perte li nga jëndoon. mën na la ci fekk effectivement. mën nga ci def xaalis bu bari et après effectivement nga perte ko parce que soit ki la ko jaayoon bon jaay na ko keneen c'est des choses aussi qui peuvent y arriver malheureusement. ou que moom lam la jaay sax peut-être moomu ko woon. parce que simplement peut-être bokk na ci benn héritage ça aussi ça arrive. moom mu jël initiative parfois defar du faux c'est ça qui arrive quelquefois ou que même amul benn document buy wane ni famille bi mandaté nañ ko mais moom mu jël sur lui dem jaay terrain boobu noonu nga ñëw suba bëgg a jël sa propriété famille héritier yi taxaw ne la ñun musuñoo jaay mu indi beneen jafe-jafe boo xam ne boo sàmmonte woon ak yenn démarches yi amaana jafe-jafe yooyu doo ko ci am. monsieur Mamadou Gueye ñu ngi lay jërëjëfal ñu ngi lay jaajëfal waxtaan bi amoon na solo di la wax ba beneen rek. waaw may kontaan bu baax nag vraiment ci waxtaan bi parce que effectivement ni nga ko waxee am na solo trop di la encourager yow tamit parce que macha allah xel mi sell na et puis liggéey bi rafet na ñu di ko rafetlu di leen encourager di leen ñaanal yàlla aussi comme ci weeru ñaan la ñu nekk yàlla taxawu leen bu baax a baax ba seen liggéey bi gën a mucc ayib li ngeen ci yéene ak li ngeen ci yaakaar yëpp yàlla mottali ko ñuy profiter aussi di ñaanal réew mi di ñaanal àdduna pour que mbas ñii fi ne yàlla jële ko fi sonal nañu ñun ñëpp tëj na suñuy kër tëj na suñuy marché tey jii ñu ngi koy commencé ubbi sax mais en tout cas yàq na lu bëree bëri ci suñu ëpp na bopp yi donc yàlla mi ko fi indee yàlla na ko fi yàlla jële suñu réew mi nag réew yi nekk ci àdduna bi yëpp am jàmm waaye suñu réew mi yàlla na ci ëppale réew mi nekk ci àdduna bi yëpp yàlla nañ am ay koom waaye ñun suñu réew mi yàlla na ci ëppale sénégalais fu mu mën a nekk ci àdduna bi yàlla na ëppale ña fa nekk te duñ ay sénégalais. jërëjëf kon ami internet ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon.